bésum ajjuma tombeek ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Shahban ñu ñëw fi nga xamante ni nii moo di Saint-Louis du Sénégal tur bi di wone ab teranga bu yaatu ci dëkk bu ni mel tur bi également di ñu fàttali lépp lu jëm ci wàllu géej ak dex tax bay ñu war a saytu dëkk bi naka lay doxe ak yan jafe-jafe la am loolu indi ñu fi ñu war a waxtaan ak ñi nga xamante ni nii ñoo di nappkat yi seeni jafe-jafe day laale jëmale ci seen frontière ak Mauritanie am na itam yeneen mbir yoo xam ni ay revendication la yu ñu yëkkati jëmale ko ci gouvernement bi ngir ñu bàyyi leen xel bu ñu weesoo loolu nga xamante ni nii moo di wàllu napp gi des na dem ci yeneen secteur yi nga xam ni mi ngi fii ci biir Ndar emploi bi dafay sooxe lool immigration clandestine bi également gis nañ ni jàpp nañu bëri ci bile dëkk Ndar géej dëkku ndox géej ak li nga xam ni moo di dex fi ñu nekk nile mooy embouchure bël ba ci wolof fii la géej gi ak dex gi di daje waaye fii itam li fi suux ci ay bakkan diggante 2013 ak léegi mën nañ ko xayma ci lu toll ci 430 personnes yoo xam ni faatu nañ ci mu nekk lim bu takku ba tax na doomu Ndar yi ñoom di ñaan li nga xamante ni nii moo di bël bi ñu def si kat liggéey bi war ngir mu bañ di faat seeni doom. ñun moolu Ndar moom suñu jafe-jafe bëri na benn bi problème mu bël bi si la bokk parce que boo xoolee ces dernières années là bël bi li muy rey si ay mool bëri na ba pare tamit ñun moolu Ndar comme amuñu suñu kiiraay dafa des daal comme état bi daf ñu jox des suñu wàccuwaay parce que boo xoolee gaalu ndaw yi ku sa am xas ba am choc amuñu assurance amul dara te xoolal loolu moo gën a métti si mool parce que tey mool bu yow fajar dem di wuti yàlla tere ndogal dal la si géej ku lay fay après kenn du la fay après say njaboot nooy jugaat di daanu pour lijjanti lu la faje wala dara amul boobu assurance. fii mënuñu fi liggéey ak jàmm en plus mënutoo fi jàpp jën bu bare fii frontière da ngay dugg fii 2 kilomètres nii si gopp gaay da lay jàpp loolu teguñu ko fenn te fii loo fi indi tamit du jar Sénégal Ndar amul usine loo fi indi du jar te fii bu dee boor gopp bi gaal ndaw yi dañu war a am licence comme gaalu mbaal yi. gaalu mbaal da leen may 8 mois 7 mois te ñun mën nu am 1 mois pour liggéey. pour ñoom licence gaalu mbaal fi lay tourné yi. te ñun 1 mois mën nu ko am fii nii léegi loolu lan moo ko waral ñun bokk nu si dëkk bi wala duñu ay sénégalais wala la. frontières yi moom lenn moo ci nekk frontières yi moom mooy xam nga fii Ndar 03 la ba 04 mais naar yi saa bu ñu bëggee xaalis dañuy ñëw dugg suñu frontière. jàpp ay gaal pêche de jour dem yóbbu comme ça nga mën a fay gaagu nekk 800000 loolu ñoom ñoo concerné boo demandé sa état wax leen ni leen ñun kat ñoo ngi ñuy agressé fii maanaam duñ la gëmal dara. ñun fii moomatuñ fi dara xëy na fii nu nekk nii gaal bu demee ba gis a toog daanaka si frontière Mauritanie la bokk léegi loolu kon daanaka géej amatuñ fi dara jën mënatoo ko fi jàpp nawet fii du am dara day jën doo ko mënati gis bato yi Macky Sall doole yëpp dañ koy dogale si biir géej gi kon ñun mool jeunesse Sénégal lan lañ fi amatuñ fi dara. dépense da nga koy taqale te balaa nga koy am sonn si géej gu yaatu gi doole yëpp nga jaay ko Mauritanie kon ñun lan lañ fi amati. gënoon nañu bëgg ni comme gaal yi ñu wutoon ay piis dafa si ay piis yoo xamante ni tey gaal fu mu mun di nekk si géej ak nu mu mun demee rek bu amee choc wala dara arrivé ka rek dina mun signalé wu si kaw répliqué gars yi xam ni kat gaal diw am na choc si géej gi gars yi mun ñoo def aide ñu jàppale ñu. mais yëpp amuñu ko. et puis ñoom woo nañu ay réunion ni daan leen defaral ay salañ maam bato yu yàqu yëpp daan leen ko sóobal fii comme ça ngeen mën liggéey foofu ngeen bàyyi zone bi mais depuis booba léegi ñun gisuñ ci dara ñoo ngi xaar mais li ñu waxoon daal ay réunion yu dul jeex mais gisuñu dara. xam nga fii sorewul fii ak gox fii nii même pas 3 kilomètres wala 4 kilomètres pourtant kono bi daf noo dàq ba fii nii fii. ñan ñoo leen dàq. naari dañoo dàq ba dugg suñu zone fii nii fii laa la wax. loolu moo ko waral rek. xam nga fii boo gimmee bëgg liggéey gisuloo fi loolu liggéey nga xar sa tànk tubéy bëgg dugg si géej gi ne da ngay liggéey gisuloo fi loolu liggéey nooy def moo waral gars yi di dugg si gaal di dem samay morom du jeex fii bare na ñu dem bare na mais xam nga rek am na si ñoo xamante ni xëy na ndigalu kilifa moo leen fi dëj ak doyloo lu ñu am am na si ñoo xamante ni doole yi ñëpp dem nañu ñii dee nañu si géej ñii dem nañu yegg ñii am nañu chance yegg. ñenn ñaa fii di wër di taxawaalu te xam nga nekk xale bëgg liggéey te amoo loolu liggéey loolu dafa métti
xam nga yooyu moo lay juróo yenn difficulté yi daal sa diiru dundee. boo xoolee liggéey bi ñu def nii si boori géej gi xool liggéey bii ni tey ji coono yi mool da yëpp li si la sa bopp léegi xool ñun suñu gaal yi yii yëpp fële leen dëkk su koñ ba fee benn gaal mënut fa teer dañuy liggéey fii léegi yaa ngi liggéey fii mënoon defaral foofu den gaal yi mën nañ fi teer te fii léegi 2 jours gaal yi dañu war jugaat parce que dañu war commencé waat fii demaat fee xam nga tamit yëpp ay problème la xam nga fan yee commencement yi gars yi mool yi commencé woon nañ fi kaas di xuloo ak ñoom ba gars yi mujj bàyyi boor bi pour liggéey boor bee mais tamit mool amul lu dul boori géegam tey boo ko bëggee yëkkati fi mu dëkk bu ko yóbbu feneen te amul fu mu def bagage am day métti si moom ñaata ay bakkan lañ fa rey ñaata doomu Ndar noo dee si bël bi kenn xamul nu mu doy kenn xamul nu mu doy te ay yu ñàkk fay daa koy wala géegi day aay nga doo fëtt dal si kaw paasi gaal gi këpp wala diggante bu xat ñaari gaal demante mbëkkante gaal gi këpp ñaata mooy si dee mais yooyu tamit gars yi war nañu si dimbali. xam nga Mansour Faye li fi daw yëpp xam na nga doo koy leeralaat yenn yi dafa mel nga koy delloo si waat wax ji rek mais lépp luy daw si langue de barbarie surtout moolu Ndar xam na si dara Sénégal mool moo ko yor géej moo yor Sénégal bu doxul dara du dox. bu gaal demul géej dëkk bi yëg ko kon nan ñu defaral géej yi ñu mën di dem di ñëw di am dara ñëpp di si dund loolu mooy yoon loolu mooy dëgg. mool moom boo ko sasee ni ko fayal nangam nga liggéey loolu lay fay mais ñëw da nga gisul autorité yu mën a ñëw toog ak yow wax ak yow ful ak fayda loolu nag moo ñu gën a andil handicap bii noonu maam am nii. Ndar géej ak géej histoire bu yàgg la waaye itam ci at mile faat na ci ay doom yu bari ñi nga xamante ni nii nag ñoo fiite biir Pikine day mel ne ñoom ñoo ci gën a loru dem nañ ba waxtaan ak ñi nga xam ni ñooy waay juróom-ñaari xale ya demoon fële ca Mbuur te seen gaal mujjee soox muy lu metti lool. man Ablaye Anne laa si ñàkk mu nekk xale bu jàmbaare xale boo xam ne foo dégg Ablaye rek la ñuy wax ak ñeneen sama ay doom yoo xam ni muy Bekkaay muy Alaaji Sarr presque bëri nañu ñoom ñëpp sama ay doom lañ ndax fii lañ doon fréquente waaw ñoom ñëpp a dee. moom Omar Diop la tudd 19 ans la amoon man nag temps yooyu maa nekkoon Dakar après si laa dégg am na gaal bu explosé si géej bi moom ci la bokk yooyu noonu doon ci tolloo ba ñu gisuñu ko wax gisuñu daal. Omar Diop ñaata at la amoon. 19 ans. 19 ans la amoon fii Saint-Louis la nekkoon. waaw. dafa am ci lu mu doon liggéey. maçon la woon. Ablaye dafa amoon si lu mu jàppoon ndax Ablaye affaire câblage lay defar bu mu nekkee fii di xëccal nit ñi presque ñu fi daan liggéey ëpp nañu 10 personnes un jour ñu ñëw fii créer ko problème ndax njaay dégg nga de ndax njaay loxoom gudd na si Ablaye loxoom guddul dégg nga de am ay nit yu ko fal ni que bu soobee yàlla xale yi ñoom ñëpp ñoom Umar sa ñoom ñëpp daañu leen dégager teg leen fële ñu xëy un jour ñëw yéeg si néeg bi daaj yi lépp ay dëkku dërëm ak yu kenn xamul yóbbu kaso daal di tëj bu mu tëjee bu ñu génnee mu sonn lool mu ni ma yaay lu ñuy def ma ne ko lu ñuy def fii Sénégal la loo si mën man dama yaakaar ni jeune bu fab di taqale duñ ko war a encourager sàccu narul tuxul c'est du bandi waaye ñu jël ko décourager loo ko ndax rek ñi nga xam ne ñu teg leen fi ñi nga xam ne duñu doxal dëgg seen poste rek la ñuy doxal. non kenn xam ko woon ndax moom daal na ko buñ ko xamoon duñ ko bàyyi mu dem kenn xam ko woon foofu. sama yaay mi fi waaye sama papa dafa gaañu. moom daal sama yaay toog na ba ay si journée bi ba ay 3 heures gis ko mu daat koy woo téléphone mu daal ni ko sore ma maa ngi ñëw moom dafa tàmm ay yar comme éleveur ay pigeon ak ay ganaar après mu di nan ko xonta ay ganaar wi bu fekkee dañuy xeexoon jël ko jox ko benn copain am après mu ni waaye maa ngi ñëw nu mu toogee noonu sama yaay man fekkee ma ko ndax maa ngi woon Dakar. man tàgguwuma ndax rakkam bu kii la waxal lu mu tëye ci rakkam bu góor ku ñuy wax Ousmane Diba léegi bu mu waxee ak moom ndeketoo mu ni ko nag sama yaay ndax moom bu amoon 400000 yu mu dégg naa lépp rumeur lépp dégg naa ko nu naan ay 400000 lu ñuy fay ak ay 500000 bu amoon 400000 da koy toog fii lekk ka wala mu fayee ko Senelec wala mu defe ko leneen yóbbu bu dërëm ki koy yóbbu benn téléem la ko jox ak benn frigo baaram. sama yaay après mu ni dafa toog di féexloo mu yàgg digg coow. ñu naan gaal am nag xamul ndax gisul Omar tamit il faut mu réagir après sama benn mag kii xaritam si gaal gi la ni ko tamit daal koy au téléphone daal ni ko Omar neexu ba neexu waaye si gaal gi la bokk te tamit ñàkk na si bakkanam daal affaire bi noonu la ñu toll. am na juróomi doom waaw nekk jàmbaar nag bu ñu ko bàyyi woon si liggéeyam kon du xalaat géej
dégg nga de démb rek la ñu wekki sama compteur c'est bu fi nekkoon dina xalaataat leneen géej ki fi nekk mi ngi naan ma yaay waa lii nag lu tax duñ dem géej dëkk bi nag moom dafa metti ñun duñu sonn ndax suñu doom moo nu daan jàppale duñu taxawal xëy na li mu amee woon bëriwul waaye bu demee dina daw dellu siwaat ni ma yaay am léegi nag gisuñu ko bu mu deewee ba léegi si géej Macky Sall taxawul wax ci kenn dara c'est pourtant am na ñu mu defar ñee duñ doon manifester di toj seet defal nañ leen lu ñu bëgg ñii nag manifester wuñu duñ demoon di wuti amuñu xanaa ñooñu lu ñu war a gën a sax defal seen njaboot. non ba tey gisaguñ kenn fekkoon kay ndax ñooñu si jeunesse bi lan bokk mënoon jàppale ko tamit bu fekkoon jaale tamit moo gën a rafet mais du kenn mësu ñëw pour jaale. waaw métit boobu ba léegi moom la ñuy vivre du am kenn ku ñu gestu Macky moom wax dëgg yàlla nun gërëmuñu ko benn côté gërëmuñu ko ndax nun suñu ay doom la ñu am bu doon doomam la du mel noonu. fi dara la fi deful si même jour bi la fi ñëw def benn acte nun def fi dara la fi deful nit nun sama devoir laay def ndax man Ndar laa dëkk maay kii bi maire bi man sama waaye président dina fi yónnee boobu ba léegi président taxawu fi yónneewu fi xamul ndax ñu ngi lekk mu ñu ngi naan xale yi seen jàng ñu ngi yàqu ndax rek amuñu moyen nu ñuy def. ndax sama yaay marché la nekkoon da daan ay waas ji ñëwee si marché bi waaye depuis décès boobu ba tey dematul dafa toog. dégg nga de ndax xale yi amuñoon kii nga xam ne ku góor la mooy taawu Ablaye Ane dafa sax feebar amul ndey amul baay yaayam moom ñaari weer bu mu amee 6 mois la yaayam gaañ. bu ma amee 6 mois la yaayam gaañ fan yii yëpp dafa feebar waaw léegi tey papaam gaañ nu mu gën a méttee. kon nag nanu jàppale ñi nga xam ne duñu dee woon si géej gi seen ay njaboot a ngi fi sonn ba bëgg a dee xam nga dee si géej gisoo sa koor gisoo sa dara loolu moo gën a metti ak lu ma sonn ma gestu di sama doom baye boobu ma lekk ma naan moo ma gën a lépp waaye tey ni ma bàyyee maa ngi si misère duma ko waxee su ma ko waxul maa ngi si misère xalaat su suma doom bu baax boo amee doom bu bon sax di nga koy xalaat su suma doom joo xam ne doom ju baax. li ma ñàkk rëy na ay milliards du ko fay ndax doom ju neex a doom la nag barki Seydina Muhammad billahi wallahi c'est Pikine duñ ma ko jooyle doom ju neex a jur ay caaxaan yi xamu si dara foo ko fekk Ousmane ak moom nii moo tax tey wéet nañu jaxasoo nañu jaaxle nañu billahi. buñ ne Saint-Louis également xel yi da doon dem ci dëkk boo xam ni seet na ñu dox ci tey dëkk boo xamante ni nii nañ fay dundin wu ñu nawoon la waaye day mel ni dafa tàmbalee soppeeku en tout cas li nga xam ni gis nañ ko boobaak léegi ci wàllu salte dafay mel ne lu kéemaane la ñi ngi fi nga xam ni moo di Pikine ba Sénégal fii nag ña fay dund ña ngay wax ni am nañ ay jafe-jafe yu rëy lépp jëm ci wàllu salte dinañ am ay intervenant yu ciy indi ay leeral li ñuy wax kat mooy ne fii dañ ko def décharge te loolu du yoon benn yoon ñu yëkkati kon seen kàddu ngir indi ci ay leeral. bon fii mooy Pikine fii mooy quartier bi municipalité bu Saint-Louis gën a manqué respect fii mooy quartier bi nga xamante ni quartier boobu amul rien sur la ligne. fi mooy quartier qui est laissé complètement en rade donc ñi ngi taxaw ci kaw décharge bi nga xamante ni commune bu Saint-Louis moom moo jël mbalitu 33 quartiers yi mu daan jëlee Saint-Louis ñëw fii à Pikine def ko sunu berge fii ñu taxaw nii ñun fii lañu daan sangoo dex mais sunu commune moo jël sunu berge transformé ko def ko décharge léegi amul benn solution bu dul camouflage donc ñi ngi wax sénégalais yëpp que ni Mansour Faye moo jël ñun suñu berge fi ñu daan sangoo dex def fa mbalit léegi amul benn solution bu mu fa def lu dul jël mbalit mi naan da koy camoufler ak suuf ak sable. donc def nañu lépp lu ñu mën def préfet gouverneur municipalité ainsi de suite donc moom avertir nañu ko ba sonn mais dañu gis ni moom c'est un roi qui se croit roi parce que bu ñu seetloo Sénégal moment bii nii métti na. donc ñun faruñu fenn on est derrière aucun parti politique on se bat pour qu'il y ait un développement au niveau de la commune mais ici à Saint-Louis l'insalubrité devient de plus en plus galopante c'est sale nos rues c'est sale tout le long de la digue c'est sale nos maisons c'est sale nos marchés saleté boobu dañu gis ni amul woon Ndar gannaaw bi fi Mansour Faye ñëwee maire de Saint-Louis ñun ñoo daan def fii ay clean up day ñun ñoo fi njëkk organiser World Clean Up Day
gannaaw ba ñoom Macky Sall moo gis ni ñoom ñi ngi seen bureau yi ñoom les grands bureaucrates sénégalais ñoom seen bureau yi lañ doon toog si le président lancé benn projet bu tudd Sénégal zéro déchet si la ñu soogaa di jóg donc moom jóg bi mu jóg xam na ni ñun bu ñu dévoiler lii te doon nañ ko dévoiler au niveau international par la suite moom si la yabal ay nit ñu jël ay camion benn jël suuf camoufler mbalit mi mu def si décharge bi aussi camoufler waale mbalit mi nekk sur tout le long de la digue de Pikine. dañu defar yeneen gox bi yëpp bàyyi fii xam nga bàyyi digue bi si gannaaw te digue bi si gannaaw fii moom c'est un danger potentiel parce que lu ne mën na fi nekk am na salubrité am na insécurité am na lu du n'importe quoi am na fi mais heure bi su fekkoon ñu defar ka goudronné ka defar ka ba mu def ci ay banc xam nga def fi ay place publique wutal fi ay xale yi ay aire de jeu mais su ko jeunes yi occupé parce que bandi yi nekkoon fii yëpp dañ fiy jógee mu am éclairage ça permettre au père de famille ñu nelaw tranquillement mais tant que lii mi ngi fii insécurité bi daf fiy nekk te Pikine dafay nekk melting pot parce que Pikine quartier dortoir la léegi les gens ils vont travailler en ville suñu ñëwee ngooñ ñibbi si tëdd si. waaw fu mu toll nii arrêté na parce que ñun ñoo ko xeex mais léegi population bi dañu bëgg leneen dañu bëgg mu ñëw éradiquer ko na monsieur le maire ñëw éradiquer mbalit mi te fii dañ ko bëgg a aménager parce que Pikine c'est un quartier où on étouffe Pikine quartier la bi nga xamante ne amatul poumon vert te Pikine fii rek la dese si poumon vert donc moom ñëw na fii di def ay comédie ak ay farce de politique politicienne di def ay set-setal xamal ko aussi que ni population bi fii ñun duñu ay dof donc fii gros moyen lañ fiy def fii du ay pelle du ay râteau du ay 1000 fourches moo koy setal mais na indi ay pelle mécanique ay compacteur ñu éradiquer mbalit mi buñ ci paree ñu aménager ko après ñu goudronner ko aussi parce que dañu bëgg am fii benn place publique pour waa Pikine parce que Pikine amatul fenn fu mu nooyee dafa xat. bu mbënd bi ñëwee fi ma taxaw nii day tëmb donc mbalit mi mu fi suuloon même mbalit sax yi nga xamante ni xale yi dañuy tooñ naan yi fi nekkoon depuis 1970 mbalit yooyu yëpp day sulleeku donc mu am ay gîtes larvaires boo fi jaaree doon nooyi ba pare aussi paludisme bi li muy rey ci Pikinois par année kenn mënu ko xayma donc ñun suñu feebar du coronavirus ici nous vivons le corona mort chaque année dañuy perdre suñu ay voisins ak suñu ay voisines suñu xale yëpp a feebar xale yi dañu am bilharziose. parce que ville bu propre bu setee nous les populations nous-mêmes ñun dañuy set voilà yenn feebar yi nga xam ne daf ñuy yëpp à chaque année muy rey suñuy rakk dañu rey ñun ñii mag ñeek ndaw ñi voilà daf fiy jeex tak ñun nag daan na fi ñëw def ay politique comme li ma ko waxee léegi ñu amoon yaakaar si moom fal ko jox ko sunu ndar mais il nous a trahi man loolu laa koy tuddee moo tax man ñun léegi dañu jël sunu mouvement comme ni nga gisee Saint-Louis dit non sunu mouvement apolitique on ne travaille plus pour les politiciens on travaille pour nous-mêmes. D'ailleurs fii ñu taxaw nii comme ni nga ko waxee dama fi daan sangu feenee dama fi daan napp man mii daan napp sama caas ak po di napp léegi mën a toog parce que léegi mbalit la voilà dañ daan jàpp ay jën di lekk di fo di def tout ça léegi nag loolu mbalit bi xañ nañu ko te du kenn ku dul pour man autorités yi nga xam ne ñoo nekk Saint-Louis war a defar Ndar te defaroon ko nekk seen ay activité bopp. mangrove desetul Sénégal ku ne xam na ne Sénégal 40% de mangrove moo fi des donc mangrove bi amoon Sénégal yëpp yàq nañ ko te mangrove mooy tere géej gi di avancer donc érosion côtière mangrove rek moo ñu ci mën a musal te gis nga bu ñu dofee ba suñu commune wala suñu état jaay suñu mangrove bii nii chinois yi ak yu ñuy gëmal ak lu ñu mënti gëmal ñun environnementaliste yi ñun dañu fonk jaww ji. te yàlla mi ñu bind du hasard mu jël mangrove yi def ko ci wetu dex gi te gis nañu mbalit mi boobu ba léegi mi ngi dégradé mangrove bi donc nan ñu ci jàppale ak ONG yuy yëngu ci wàllu boobu ñu ngi leen di ñaan ndimbal ci wàllu boobu. ku ñëw Pikine su xoolee quartier bi rek daan soo amee sax loo fi bu yéen woon def amul sécurité amul insécurité baa ngi fi doo fi programmer dara parce que tu dis que ni fii c'est waa bon kon nag ñun loolu la ñu bëgg mu jógee fii parce que c'est des gens yoo xam ni Pikine c'est un quartier boo xam ni presque am na 100 000 habitants 100 000 âmes yu dëkk fii di fi jugee di fi yeewoo fii xam nga c'est pas normal ñu koy bàyyi dans cet état là dans une ville comme Saint-Louis à l'image des autres quartiers Pikine noonu la waroon mel parce que soo dee xool en matière politique parce que ñun duñu politique mais en matière politique soo dee fii kun fi élire Pikine moo la élire parce que fii presque 100 000 âmes moo fi yeewoo benn doo fi gis quartier bu 100 000 âmes di yeewoo soo xoolee soo pesé poids électoral Pikine bi kenn mënu ko nattabloo ba pare amuñu dara ils n'ont rien. Ndar géej itam fii njàng meeg njàngale mi day mel na xaw na fee suuxee bu fekkee fa jàng gën a kawee ca Ndar
mu di université Gaston Berger am na ay jafe-jafe yoo xam ni l'étudiant yi moom la ñuy jànkonteel loolee tax na ba ñu ñëw fi ngir waxtaan ak ñoom ci tolluwaay yu ñu am indi nañu ci ay leeral. waaw dëgg la buñ nee sax actuellement université Gaston Berger de Saint-Louis bokk na ci université yi raw ci jafe-jafe yi ñuy dund ci biir université yi parce que waaw boo xoolee daal que muy campus social bi que muy campus pédagogique bi ay problème rek ñoo nekk actuellement ci biir université Gaston Berger de Saint-Louis. ku wax campus social waxu logement maanaam dëkkuwaay bi nga xam ne tey moom la étudiants yi di dëkku fi ñuy fanaan ak fi ñuy lekkee ak fi nga xam ne mooy fi nga xam ne fa la ñu war a defee loisir ndax buñ jàngee lundi ba vendredi étudiants yi war nañ mën a am foo xam ne fa la ñuy détendre ngir fàtte problème yi nga xam ne moom la ñuy daje ci biir campus pédagogique bi. buñ taxawee wax ci logement yi mooy nga xam ne problème bi nga xam ne moo jiitu tey ci université Gaston Berger de Saint-Louis booy xool en université Gaston Berger de Saint-Louis ñoo ngi ko tabax 1990 te li taxoon ñu tabax ko mooy le président Abdou Diouf dafa bëggoon benn université d'excellence boo xam ne mooy former les futurs administrateurs booy xoolee loolu objectif bi mën nañ ne atteindre nañ ko ndax tey boo demee ci administration sénégalaise booy xool que muy douane que muy police et cetera ay étudiants université Gaston Berger rek de Saint-Louis nga fay fekk ñu leen di woowee les anciens Sanarois. donc tey bu ñu taxawee ci problème mu logement bi comme ni ma la waxee en 1990 il y avait un nombre exact d'étudiants que l'université devrait recevoir moom la waroon a jot maanaam tey boo jugee tey en 2021 université Gaston Berger en 2020 université Gaston Berger de Saint-Louis 11 700 étudiants moo fi nekkoon te biñ koy tabax ñu ne université bi capacité d'accueil am 3000 étudiants la woon boo xoolee ñu jugee 3000 dem ba 11000 mooy tey nombre d'étudiants bi triplé na ñu jugee ci 11 700 étudiants année académique 2019 2020 tey année académique 2020-2021 université Gaston Berger de Saint-Louis ñu indiwaat fi 5000 junniy nouveau bachelier mooy war ne tey 11000 yooyu yokku nañ ci junni bi pour wax la ne tey li ñuy woowee dëkkuwaay muy logement bi nga xam ne fa la étudiants yi war a ne nekk na problème boo xam ne actuellement ci biir université Gaston Berger de Saint-Louis étudiants yi sonn nañ ci trop booy xool ñun en tant que représentant d'étudiants chaque jour parents étudiants yi waajuru ndongo yi dañ ñuy woo di ñu wax di ñu ñaan pour seen doom yi mën a ne te booy xool loolu tey université bi capacité d'accueil bi mateewu ko ndax ministre bi tey bu demee bay jël junniy ndongo di ko indi fii ci université Gaston Berger de Saint-Louis am na ay mesures d'accompagnement yu mu ci def waaye tey mën nañ ne tey ministre bi lu ko neex lay def day jël benn nombre de nouveaux bacheliers indi ko ci biir université ba pare ne waa université bi yéen débrouiller leen loolu la def ndax boo xoolee 2000 lits yu bees la fi tabaxoon te 2000 lits yi mën nañ ne 1000 lits yi joxe woon nañ ko ci année académique 2019-2020 parce que problème mu logement la woon boo xoolee daaw mois de septembre université Gaston Berger de Saint-Louis dañoo commencé woon jàng te dafa woon ay logement provisoire yu ñu defe woon ñu tuddee ko village eau ci biir nawet bi logement yooyu da doon am ndox maanaam da doon taa bagage étudiant yëpp yàqu léegi représentant d'étudiants yi en collaboration avec le CROUS dañoo décidé woon jëlee étudiants yi foofu yóbbu leen ci village universitaire yu bees yi maanaam le village P donc pour dire que ci 5000 nouveaux bacheliers yooyu ñu indi pour l'année académique 2020-2021 905 lits rek a ci desoon maanaam 5000 ñu ne 905 places moo fi des donc pour wax la ne tey c'est un problème boo xam ne bu mag la ci biir université te ba nii ñoo ngi koy dund tey boo xoolee dem ci benn chambre boo xam ne tey 4 personnes la waroon jël da ngay gis ne 8 à 9 personnes ñoo ciy ne mooy poche yi nga xam ne chambre bu nekk ñaari poche la mu wan la ne benn chambre mën nga fay gis ay 10 11 ba 12 personnes nga ñëw ci chambre individuelle yi nga xam ne benn ba ñaar la waroon jël tey moo ngi jël 4 à 6 personnes ci contexte de pandémie bii ni ñu nekk te ñu wax ne tey dajaloo baaxul lu bëri baaxul mais ci biir université Gaston Berger de Saint-Louis amaana yooyu yëpp mënuñ koo respecter ndax dëkkuwaay bi ci biir université bi rek problème la boo xoolee tey université bi moo ngi nekk à 14 kilomètres de la ville de Saint-Louis donc pour wax la ne tey jii nii il faut étudiants yi am fuñ dëkk ci biir université pour mën a concentrer waaye loolu tey problème la tey boo xool amicale régionale yi ñooy mujjee booloo maanaam tey étudiants yi nga xam ne ñoo bokkee jóge par exemple Guédiawaye ñuy jóge Casamance dañuy regroupé wu am seen ay amicale seen mairie dëkk di leen subventionné ñuy mën di jël ay appartement wala ay néeg ci biti université bi ngir mën a xam ne seen raq yi ñëw dinañ leen mën a dalal ñu nekk ci yenn conditions idoines de réussite yi ngir mën a jàng ci normalement waaw piste de solution yi bëri na fi mais gouvernement bi moo def ful li mu war a def surtout suñu ministre tutelle ak li nga waxee mooy CROUS parce que tey CROUS tey gouvernement bi chaque année da leen di jox alloué benn budget boo xam ne ay milliards la tey amaana budget boobu ay milliards Sénégal lii suñu problème yëpp mooy politique au lieu ñu def ko pour étudiants yi mais dañ koy politiquer boo xoolee ñu ne la tey 1000 francs yi étudiants yi lañ ko war a jox 100 francs yi la ñuy joxe étudiants yi 900 yi dañ koy politiquer nan lañ ciy politiquer da ngay dugg tey ci biir CROUS nga xool seen agent yi nga xam ne moom la directeur bi di recruter tey ñun mën nañ jàppee tey suñu centre régional des œuvres universitaires boobu comme benn grenier politique tey au lieu que
directeur bi jël 1000 francs yëpp def ko ci étudiants yi mais 900 yi comme ni ma la waxee ci maanaam ay affaire politique la koy defee maanaam ci recrutement yi muy def tey nga xool nga dem ci restaurant yi ci buntu bi pour nga xam ne rek ñiy contrôler ticket benn nit mënoon na ko def mais da ngay gis 5 personnes yoo xam ne dañuy toog mu leer na 5 yi toog la ñuy def amuñ fa benn njëriñ te loolu ci xaalis bi nga xam ne ci étudiants yi la waroon dem ci ñooñ lañ koy jox ci loolu tey boo xoolee ministre de l'enseignement supérieur à chaque année buy dem assemblée nationale pour ñu voter ko budget dafa am léegi li ñuy waxee budget de programme maanaam tey xaalis bii ngeen ñu jox man programme bi laa ci bëgg kon pour wax la ne tey état bi bu bëggoon liggéey dina liggéey ndax ministre bu ne woon at bii tey sama programme lii la université bu nekk dinaa fa defar ay logement yu bees dinaa fa defar ay infrastructure yu bees boo xoolee mën nañ ne président sax xaw na ci parce que conseil des ministres bii passé président moo ngi laaj ministre bi ne leen nañ tabaxal yeneen infrastructure ci biir université yi waaye boobu ba léegi ñun kat gis nañu ne problème mooy université bi ci àll la ne àll bu yaatu problème maanaam foo tabax rek du fa am mais moyens yi peut-être wala volonté bi moo fi amul wala les hommes qu'il faut à la place qu'il faut ñi nga xam ne ñoom lañ fi war a teg pour ñu liggéey au lieu ñu liggéeyal étudiants yi wala ñu liggéeyal université bi waaye seen bopp lañ fi nekkal ak politique boo xam ne bu metti te ñëpp xam nañ ne université du cadre boo xam ne sax politique bi wañ na ci feeñ torop bien vrai que mënuñ départir tey université yi ak politique. ren moom buñ nee jafe-jafe sax ci campus pédagogique parce que buñ leen nee tey campus social bi fi nga xam ne étudiants yi fi lañ war a dëkk dafa surpeuplé à plus forte raison tey fi nga xam ne foofu la ñuy jàngee pour wax la ne tey amphithéâtre bi gën a rëy biir université Gaston Berger de Saint-Louis 900 places lay jël tey bu ñu jëlee exemple étudiants yi nga xam ne ñooy def droit ak science politique ñu leen di wax ñi nekk ci UFR des sciences juridiques et politiques tey ñoom daanaka chaque année ñoom ñooy ëpp ñun suñu génération ñun ñoo fi ñëw en 2017 600 la ñu woon génération bi nga xam ne moo si topp parce que après ñun amoon na beneen génération bu ñëw ñooñu ay 700 et quelques la ñu woon année bi si topp ñu def année invalide waaye boo xoolee ñi ci toppaat la affaire yi commencé bëri waaye boobu ba léegi ñooñu atteindre guñu gabu 900 yi mais ren la ministre bi ak nga xam ne nouveau bachelier yi dafa bëri ñi am bac ren dafa bëri trop ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation jël ndogal ne day indi 5000 nouveaux bacheliers ci biir université Gaston Berger de Saint-Louis te ñëpp xam nañ ne tey jii nii ci biir université yi dafa am li ñu woowee la loi sur les franchises et libertés universitaires donc pour wan leen ne tey université yi dañoo autonome tey bépp décision bu ñu jël nekkul ne ministre bi day jël décision mu wàcc ci université yi mais université yi ñooy jël décision yónnee ko ministre bi ne ñun tey lii lañ mën ci loolu bu mu amee ñun dañuy am li ñuy wax conseil de section ñooy les instances habilitées à prendre des décisions mooy les conseils de section conseil d'UFR ak assemblée de l'université bi nga xam ne moo ëmb université bi yëpp tey assemblée de l'université les décisions yi war a jël ñu yóbbu ko ministre bi ne ko université bi lii ak lii ci conseil d'UFR boobu ñun waa UFR droit waxoon nañ que amuñu capacité boo xam ne mën nañ recevoir plus de 1000 bacheliers maanaam 1000 étudiants yi doog a am bac te fi ñu ko teg leer na déjà prof yu doy amul salle bu doy maanaam foo xam ne étudiants yi mën nañ fa jàngee amul loolu bi mu amee parce que daaw bi ministre bi bëggee indi foofu côté ay 800 bacheliers dafa amoon ay promesses yu mu defoon par exemple UFR droit mu ne dinaa leen indil 6 profs daanaka sax boo xoolee prof yooyu grève lañ mujjee pour ñu mujjee leen fay pour wan la ne tey ministre bi dañuy nax ba defloo ñu lii te chaque jour autorités yi lay nax ñun nag autorités yi mënuñ leen comprendre waaye ñun en tant que représentant d'étudiant bu loolu amee ñun mënuñ toog parce que intérêt étudiant bi bu menacé woo ñun dañuy jóg pour défendre étudiant bi loolu amee wax nañ ko ba ci conseil d'UFR bi ñu décider ne ñun mënuñoo jël lu ëpp 1000 bacheliers waaye dañoo gis ne ministre dafa def maa tey maanaam dafa ne yéen université yi décision yi ngeen di jël instance yi ngeen di jël sama yoon nekk ci lu mësta am te loolu bis bu amoon ci biir université yi professeurs yi ñoom dañoo am ay syndicats yu ci mel ni SAES yu ci mel ni SUDES mais boo xoolee SUDES rek mooy jug pour wax tey daanaka tey ñoom dañoo mel ni mburoog soow tey administration bi ak ministre bi di ko bàyyi muy wëyal di def lu ko neex tey bu université Gaston Berger de Saint-Louis tollee stade bi tey mun nañ ne ministre bi la en complicité avec en complice avec ma xool autorités locales yi muy autorités yi nekk ci conseil d'UFR yi autorités yi nekk ci conseil ci assemblée de l'université bi parce que buñ taxawoon temb ne lii ministre bi def teguñ ko ci yoon 1000 yi ñu waxoon 1000 yooyu la ñuy jël sinon jàng du fi am kon je pense que problème bi dina réglé wu pour wax la ne tey UFR droit boobu lu tolloog 1500 nouveaux bacheliers ñëw na fa boo xoolee tey jii nii bu ñuy jàng amphi bi day fees dell ba ñii dañuy taxaw ñii dañuy toog ci escalier yi pour mën a suivre tey boo xoolee samay début propos waxoon naa leen ko université Gaston Berger de Saint-Louis bi ñu koy defar université d'excellence la woon pour former les futurs administrateurs waaye tey loolu yàqu na bañ na ko ba benn bambulaa lañ ko jàppee dañ fiy indi
indeetuñ fi étudiants yi pour ñu réussir waaye dañ leen fi indi tey jii nii pour ñu échouer ndax étudiant am na yenn conditions yoo xam ne moom nga ko war a teg pour mu mën a réussir xam ne ñëpp université bi ni mu méttee mais tey boo xoolee lii nga xam ne moom la étudiants yi conditions yi ñuy jàngee étudiant boo xam ne 5 heures du matin lay yeew pour mun a dem classe ne serait-ce que pour am place pour suivre normalement cours bi loolu du dëgg du yoon ñi nga xam ne tey dañuy toog du dégg bu baax ñi taxaw duñ dégg bu baax te ñu ne contexte pandémie lañ ne distanciation sociale bi dañ ko war a respecter muy dandante bi sol ay masque mais loolu lépp tey amu fi te xam nañ ne tey coronavirus bi jugeewu fi te ñii di étudiants yi kenn vacciné wu leen ñii di prof yi amaana du ñëpp lañ vacciné donc pour dire tey jii ni université Gaston Berger de Saint-Louis benn boom démographique la par rapport même à contexte pandémie bi ñu nekk pour wax la ne tey problème yi bëri na que muy campus social que muy campus pédagogique te benn bombe à retardement la boo xam ne ci ay fan yu néew boo moytul dina indi problème wu rëy ci biir université yi bu ci autorités yi jugul parce que ñun duñ ñëw rek di kaas buñ kaasee dañ ne ay mesures palliatives lañ bëgg maanaam des solutions à court à moyen et à long terme tey ci biir solution à court terme yi ñun proposé nañ leen ñu xaaj classe bi def ko ñaar waaye tamit beneen problème lay indi ndax comme ni ma la waxee amuñu jàngalekat yu doy buñ xaajee classe bi tamit duñ am professeur yoo xam ne dinañ mën a jàngale ñaari pàcc yëpp ci loolu ñu ne leen ñu def ay amphi préfabriqué yoo xam ne defin bi du metti maanaam tey boo xoolee UCAD bi ñu amee bachelier yu bëri noonu lañ def dañoo jël genre bâche ci biir bâche yi ñu def ci ay mooy climatiseur yooyu def ci ay table banc mën na jël ba 3000 bacheliers te tey comme ni nga waxee université Gaston Berger de Saint-Louis am na espace donc pour dire que tey autorités yi buñ paree pour trouver ay solution buñ amee volonté dinañ ko def mais problème bi tey mooy volonté bi moo fi nekkul dañoo mel ni tey jii nii nit ñu ne la weer waa ngi nii nga ne lii du weer jant la donc lépp lu ñuy def rek je ne dirais pas les autorités locales tey jii nii parce que tey que muy prof yi ñoo ngi def lépp lu ñu mën tey pour sauver étudiants yi parce que seen ay dooma fi ne seen ay raq mais suñu problème tey ministre bi ñu yor la